mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak www.jolofactu.com niñ ko baaxoo mbokk yi di ko ànd ak yéen seen émission pencum Jolof tey ñu ngi wéyandi am ci mbégte bu baax dalal ci monsieur le ministre d'État Habib Sy moom Habib Sy nag njiital parti la jamono ji di parti bi ñu duppee Espoir Modernité yaakaaru réew mi gannaaw ba mu nekkoon mouvement ñu daal di ci fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne jëm na ci jaar-jaaram waaye lu jëm ci li nga xam ne mooy parti bi tolluwaayu réew mi ci Jolof ak ñi ñuy déglu ci bitim réew monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. daam maa ngi lay fay di la nuyu mbokk Jolof yëpp tey muy nekk bisu Ashura ma ci ziar mbokk yëpp di ñaan yàlla saxal jàmm ca Jolof saxal ko ci Sénégal yëpp def naa tànge ci Jolof def ko ci réewum Sénégal yëpp. alors monsieur le ministre xam naa dañuy tënk lu jëm ci wàllu jaar-jaar gi waaye am na solo suñu maas gi wala ñi nga xam ni ñu ngi nekkee Jolof te xëy na dégg-dégg beeg wala seen ci télé yi loolu la ñu gën a faral di gis alors tey ji monsieur le ministre diggante Bundu Kayoor say maam foofu la ñu béy ko ñëw Jolof. dëgg la ñi jógee nañ Bundu ñi jógee nañ Kajoor mais ñi itam dañoo fekk baax Jolof parce que suñu maam Njaajaan Njaay bi muy ñëw Jolof au 13e siècle fekk na mu nekk Brak di Waalo fukki at ak ñaar ba mu jógee Jolof gàddaay ba mu ñëwee ci li mag ñu wax ñu mel ne ñoom góor gi sàkkoo ki nga xam ne ñoo xam histoire u Jolof nee nañ dafa fekk booba Lamana moo am te booba Jolof Soundiata Keita nga xam ne moo doon empereur du Mali moom moo ci tegoon loxo moo amoon lu ñuy wax Jolofi Mansa boobu nag Mbeng la santoon ñu tuddee ko Jolof Mbeng nee na Njaajaan bi muy ñëw sax kam fa fekk laman boobu mi ngi tudd Lele Fulif ak Mbeng mais fekkoon dafa ay yeneen néeg yoo xam ne ñoo àndoon ak Lele Fulif ak Mbeng ci néeg yooyu ñu jàpp ci néeg Boote néeg Pend Paya néeg Sandugaan man mi ci néeg Sandugaan laa bokk kon am naa cosaanu Jolof ci saxu Jolof tënkal la ko rek waane tim ma bokk fu ñuy wax Lumbi da ngay dégg ñoo wax Lumbi googu li ko waral mooy suñu maam Paate Gay Jaliya Makka bu Malick moom it moo amoon histoire fële ca Bundu di sëtu Malick Sy mi nga xam ne moo fan samp empire du Bundu moom it mu am fa histoire gàddaay ñëw dégg bañ nekkoon nag toog fa moom lañ tuddee Lumbi moo tax ñu tuddee ñu waa Lumbi mooy ñi sant Sy ci suñu wàllu ñun suñu càllale beneen bi tam am na ñoo xam ne Kajoor la ñuy jógee parce que bi Daawul Demba nekkee damelu Kajoor dafa génne woon maajoor Gollañ maajoor boobu nag àndoon nag ay doomu baayam bokk na ci Maakoor Ko Faal biñ ñëwee toog Jolof lu yàgg nag Maakoor Ko dafa demaat Fuuta dem Saalum wuti fa ay gàllaaj la delluwaat Kajoor fajul fa demel mais Maakoor Ko moom dafa des Jolof buur ba Jolof ba mu fa fekkoon ne ko yow de ñëw sama nawle nga wante ndomba tànk yi ma la waroon a jox yëpp dafa jeex joxe naa bummi joxe naa bërgël joxe naa bëlëb nangam ne ko daal léegi mën a am ma def la farba ju rëy mooy farba yëpp nga seef leen loolu mooy njëkk a nekk farba ju rëy ci Jolof mooy ñi sant Faal ma bokk ci sama ndey bokk ci sama baay ba pare bokk ci Céng ñi nga xam ne dañu sant Laax et cetera bokk ci ñi nga xam ne dañu sant Sekk ñenn ñi ñoom it dañoo jógee Fuuta ñëw Jolof donc daal boo ko seetee bokk ci Jolof yëpp. ci genn wàll gi tamit tukulóor nga. waaw tukulóor ay alpulaar parce que ñi samp empire di Bundu ñu ma lay wax léegi Paate Gay Jaliya ñi ngi jógee Podor Fuuta lañ soog a jógee dem santi empire di Bundu loolu moo ñuy jox du sang tukulóor mais même boo toppee sama maam bi may wax Biram Seck mu jur sama yaay am nañ maam yu séeréer ku ñuy wax Jogoy Seen donc parce que séeréer dañu dëkkoon Jolof donc Sénégal dafa jaxasoo lool. tukulóor bu mënta làkk tukulóor la bu mënta làkk séeréer. waaw dégguma tukulóor dégguma séeréer parce que wolof yi ay impérialiste lañ boo nekkee seen biir moom dañuy daal di fab séeréer rek imposer seen làkk moo tax nga gis ñu bëri sant si ñi sant Sow dégguñu wolof bon et puis wolof kañ la am et cetera ak fan lañ ko jëlee parce que am na ñu ne wolof dafa nekk njaxase mandeng parce que boo gëstoo dafa jógee ci mandeng. dugg na ñu ne saraxole dugg na ci am na sax ñu ne séeréer ak alpulaar dugg na ci et cetera ñii ne jógee na Égypte ñii ne mooy nekk dernière langue bu nga xam ne moom la ñu créé ci l'empire du Jolof ci kuuru Njaajaan Njaay lañ créé l'empire wolof yooyu yëpp daf ci am ay werante
mais mu nekk nag wax dëgg yàlla làkk bu neex a neex ba da ngay dem ba comme da nga nekk jaxase da ngay dem ba finalement sax ñu bëri dañuy fàtte seen i origine mais yàlla dimbali nañu bañ gës ko ñun suñu bopp ba xam ci lu bëree bëri mën nañ cee def émission fii ba suba du jeex. surtout ci Jolof. alors monsieur le ministre d'État Habib Sy mbokk yi la ñu daal di dalal ku teel a dugg nga nag ci wàllu administration ndax daanaka bi nga jaaree ci école bu mag bu di ENAM nga xam ne daanaka mooy école bi gën a mag ci wàllu administration ci Sénégal boobu ñaar fukki at ak juróom-ñett dong nga am alors nekkoon nga tamit chef de service contrôle économique Kolda gannaaw nga nekkoon chef de service régional contrôle économique nekkoon tamit chef de service bu Pikine nekkoon tamit chef de service régional bu Tambacounda nekkoon tamit chef de l'inspection technique des services de la direction du contrôle économique nekkoon tamit chef du bureau de l'Europe de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères nekkoon tamit chef de division des imports exports ci direction commerce extérieur nekkoon conseiller technique bu ministère du commerce nekkoon tamit directeur cabinet maître Abdoulaye Wade booba jamonoy Abdou Diouf la bi ñu koy Abdou Diouf di fal ministre alors nekkoon nga tamit wala nga ne xaw ba tey ba dee wala en tout cas nekk nga administrateur général bu TradePoint ministre yi nga xam ne mooy ministre de l'hydraulique ministre de l'élevage ministre également des infrastructures ministre fonction publique de l'emploi du travail et des organisations professionnelles alors pour le conseil ci li nga xam ne mooy parti démocratique sénégalais loolu ay jamono la alors maître Abdoulaye Wade bu nekk président mu def la tamit directeur cabinet ci 2009 yaakaar naa nga remplacé Zakaria alors ba nga nekk mujj nekk ki nga xam ne kii mooy directeur cabinet bu maître Abdoulaye Wade taxawaloon nga tamit ab mouvement duppee woon ko vision pour un Sénégal nouveau yeesal alors nga jógee ci def li nga xam ne tamit moom mooy sa parti bi nga xam ne bi moom nga daal di taxawal di espoir modernité yaakaaru réew mi alors léegi technocrate kon la bu jógee soppaliku dugg ci wàllu politique. waaw mën nañ ko waxee noonu mais man dama dugg day teel a dugg politique parce que avant may nekk technocrate sax maa ngi politique 1974 maa ngi nekk première lycée fédéral la adhéré ci parti PDS maa ngi ñoom Ousmane Ngom ñii ñëw ci duggandoo yàlla def bi ma amee baccalauréat ma ñëw fii Dakar continuer di politique ak maître Abdoulaye Wade ñoo nekk ñun les premiers étudiants du PDS ba ma am sama maîtrise ni nga ko waxee ma dugg ENAM école nationale d'administration et de magistrature ma ca génnee nag xaw naa jël distance sax tout à un peu à la politique parce que fi ma nekkoon la nekk ay Kolda boobu affaire yi demee wut nii ay réseaux sociaux yi internet téléphone portable yooyu yëpp amuloon quoi ba ma dem dellusiwaatee fii nag Dakar la reprendre sama activité politique ci les années 90 te lañ ma jàppee dugal ma kaso maak Abdoulaye Wade 1994. la nga defoon de xam nga ñu ko fàttali. yàlla xam ne defuma dara sax ma tënkal leen ko rek parce que mooy ci période yi ñuy wax plan Saxalum boobu maa ngi nekk chef de division commerce extérieur. alors ma àndoon ay mes responsables LD et cetera ñu demoon fële Kër Massar doon informer nit ñi que war nañu am meeting pour dénoncer le plan Saxalum maag ñoom maître Baxaw Sall mu nekkoon LD je pense yàlla na ko yàlla yërëm dafa génn àdduna ak yeneen responsable lañ ñu dem fa bi ñëwee nag jour meeting ba man yàlla xam ne nekkuma woon meeting ba sax alors fekk na waa PS nag ñu ngi may rëbbu bëgg ma dem ànd ak ñoom sama ñoom frère Djiboka yàlla yërëm la yërëm ko xare ko aljanna sama mag bu baax. danañ ñëw ci moom. waaw alors bi ñu def meeting bi nag mu am ay affaires yu doy waar daal ba ay policiers génn ci àdduna ñu ne dañ leen a rey xaw ma ba léegi kenn xamul nu mu demee. alors man meeting ba nekkuma fa woon bi coow li amee laa fekk ne dama amoon gan mu jógee benn tubaab bu jógee fa Europe ma nekkoon ak moom ma nekk sama bureau rek dégg coow li grenade yeeg et cetera ma ne tey la sama meeting gu gaañ xaaral ma ñëw jéem faa dem parce que ma fa demul dañuy wax ne damaa woor tax yàlla xam ne dama am gan man maa ngi liggéey administration. alors bi ma jógee bay dem nag maa ngi ànd ak sama doom sax ma di ko déposer à Selem ma gis ñëw Colobane gis ñu taal car rapide yee kenn ma dem déposer ko bëgg wàññeeku ma ñëw awma fu ma jaar ma daal di ñibbi bi ma demee nag gis naa ci image télévision ñi nga xam demoon naa Kër Massar waa Kër Massar yooyu plaque bi ñu yoroon bindi section PDS Kër Massar dañuy fab ko teg ko ci sang deretu policiers yi nga xam ne ñoom moom la ñu wax dañu rey alors bi ñu demee remonté nag ñoom waa Kër Massar yooyu ne leen Habib Sy ñëwoon na fi ak maître Baxaw Sall ñoom pour waxoon ñu ne ñu ñëw ci meeting bi ci ñoom laa lañ ñëw jàpp ma fekk ma sama bureau jàpp ma yàlla xam na fekkewu ma meeting bi
alors ñu ne ñun ñoo dem armée nit ñi nangam ay ree sax la ma doon def quoi parce que nag c'était sérieux quand même ay policiers yu dee c'est très regrettable mais j'ai compris que ñun dañu doon wut parce que maître Paxaw Sall mi nga xam ne maa ngi moom a àndoon ñu dem fële Kër Massar moom sama avocat la woon te waa police dañoo bind ne wër nañ ba sonn mënuñoo gis maître Paxaw Sall te bis bu jot mi ngi may seet si mooy wane rek ñoom dañ cee laloon politique alors mais bon yàlla loolu la dogaloon. alors policiers yooyu sax am na benn bés ma si waxtaan ak seen président bi nga xam ne bii moom mooy réclamer justice ba fi ñu toll nii. di commissaire Cheikhna Keita. alors ñoom ñu ngi réclamer justice ba tey bon xam naa émission. ah oui wax nañ dëgg nañ réclamer justice parce que affaire bi dañ ko war a gëstu ñu xam lan la. mën nga benn idée ci ñooñu. non awma benn idée man xaw ma woon fekkewuma donc wax nañ dëgg dañ ko war a gëstu pour xam lan moo xew parce que ba léegi kenn xamut nu mu demee ñun dugal man bool nañ ma ak ñoom Abdoulaye Wade dugal kaso et cetera yeewu ñu def grève de la faim ñu ne ñu non lieu waaw dañoo xam nag affaire bi nu mu tëddee bon mais sama prison boobu à part regretter li nga xam ne moo fi xewoon bokk na ci jamono yi gën a neex ci sama àdduna kaso boobu. jamono jooju waaw parce que ma nekk ndaw nekk ci biir. di yeew ak Ablaye Wade Pape Malick Sy mi nga xam ne mooy porte parole Tivaouane maa ngi moom ñoo bokkoon nekk ñoom Landing Savané ñoom Moustapha Sy Moustarchidine wala Moustarchidine ñoom Cheikh Tidiane Sy ministre d'État Samuel Sarr Pape Samba Mboup Mody Sy Clédor Sène même fekkante nañ prison et tout ça alors ñun dañ naa def ñun ak ñoom président Wade ak ñoom Landing Savané ñoom Pape Malick Sy ñoom Serigne Moustapha Sy bu ñu yeewoo yor rek dajale ci cour bi di waxtaan yu neex yoo xam ne àdduna ak ñu nekk ma jàngee fa lu bëri. maa fa nekkoon sax assistant maître Abdoulaye Wade à l'époque ba ñu génnee prison ñu négocier ak Abdou Diouf. assistant par rapport ak lan ci liggéey bi mu doon def ci prison dañ daan liggéey mu jàngal ma fa lu bëri ñuy liggéey di bind ci fànn yu nekk nag. alors bi ñu génnee nag mu négocier ak président Abdou Diouf. mu bëggoon maa def ministre man maa bañ bëggu moon nekk ministre boobu daf na mel ñaara ngi nii bu la neex nga jël ministre wala directeur de cabinet. kon da la doon fay wala da doon baal wax ci loolu gan mu proposé loolu. ah non militant la mu xool samay compétence xam ne mën naa koo yore mu proposé ma ko. yan ministère la woon boobu. waxuma woon ban ministère laay dem mais daf na mel rek da ngay choisir entre ministre ak directeur de cabinet mu ne ma d'ailleurs ba waxee Abdou Diouf mu def la ministre Abdou Diouf dafa bañ. parce que mu ne ma mais yow Abdou Diouf xam na la ma ne ko waaw mu ne ma mais. Abdoulaye Wade ma la wax loolu. moo wax loolu mu ne yow dañ na ko yaakaaroon saaga ak ndangam et cetera xam nga mu ne bi ma ko expliqué nag ma ne ko kii n'y a pas plus spécifique ce garçon mu ne ma Abdou Diouf d'accord na léegi pour nga nekk ministre mais nag yaay tànn lu la neex ministre wala directeur de cabinet. ma ne ko man nekk sa directeur de cabinet jagale di jàng ci yow moo ma gënal effectivement Abdou Diouf comme dafa sa papam Ndiaye Diouf. bi mu nekkee Linguère ak sama papa Alesi nga xam ne moo fa nekkoon maire ay xarit la ñu woon dañu am sax ak mbokk far ci njóofeen googu boo xam ne mën naa koo expliquer bi ma gisee Abdou Diouf nag ndeysaan ba ñu génnee ba ma nekk directeur de cabinet ba gis ko yow vous êtes le neveu de Alesi nos pères étaient des amis nangam et cetera xaw a rëccantiku tuuti quoi parce que xam na ne man loolu sama jukkoo dem di taxaw di saaga président de la République alors ci la laa nekkee directeur de cabinet président Abdoulaye Wade ci gàttal ba ñu pendant 3 ans ñu génn gouvernement bi ñu génnee nag man parce que ministère du commerce laa bokk Khalifa Sall nekk ministre du commerce damaa moom bokkuñ parti. l'actuel maire de Dakar. waaw alors ma war a dellu nag ministère du commerce parce que nekkoon naa directeur de cabinet ba pare gaa ñu xamoon nuñ may def ñu ne Khalifa Sall Habib Sy mi daal bul ko laal bul ko jege parce que opposant la bu ñëwee dafay yàq foofu Khalifa. ñu wax ko loolu mu nekk ci ba am sumay xarit yoo xam ne ñoo ko bokk ñu xamal ko ne ko ñi lañ lay wax loolu amut kii boo ko jëlee nit ku baax la nangam mu jël ma nekk conseiller technique foofu ci ministère am yàlla def foofu ñu nekk fa xarit. yaa Khalifa Sall. maa Khalifa Sall buy négocier même bitim réew maa ngi moom dañuy ànd ay voyage te buñ demee Khalifa Sall mosul def dara pour jéem a corrompre pour ma dem PS. buñ demee ànd sax bitim réew danaan kii sama conseiller technique la mais maa ngi moom bokkuñ parti moom PDS la man PS laa bokk mais ci wax ji loolu yëpp terewut waa PDS yi dem ne man Khalifa Sall dafa maa jënd wax ci wax joo xam ne ju doy waar jaxase ma ak Abdoulaye Wade
ba loolu moo tax bi ñu demee alternance 2000 premier gouvernement bokkuma ci ña yore woon doole ja nde Habib Sy daal moom nañ def tout pour écarter ko ak yeneen yu nekk ci biir mais comme dëgg moom toujours moom mujje dëgg mujj na ba ñu xam ne yooyu yëpp amul. ma dugg lan nga gisoon monsieur le ministre Abdoulaye Wade dëgg-dëgg parce que ñu fal la poste ministre moo gën ngay nekk directeur de cabinet mais wala seen cofeel seen xamel dëgg-dëgg kon mi ngi doole ci kaso boobu wala avant foofu la. non avant ma dox naa depuis première maa ngi 1974. mais contact direct bi xëy na ci biir kaso loola. non bu avant xamante bu yàgg ba ma nekkee fii étudiant dama nekkoon contact ak moom man avant may nekk loolu dañ ma daan nommé responsabilité ci PDS même étant étudiant. nommé nañu fi secrétaire général chargé de relations internationales du PDS mais kaso bi dafa am leneen lu mu renforcer suñu diggante biñ nekkee ci moom ci biir maa ngi moom. parce que effectivement biñ nekkee avant may parce que comme dama nekkoon administration sama fréquentation peut-être wàññeeku woon na sama contact ak moom wàññeeku woon na biñ ñëwee ci kaso bi nag mu gis ma ne ma yow loo fiy def ma ne ko damaa ñëw di la wéttalee na ma daan def alors mu gën a renforcer suñu relation. mu gën ma xamaat mais fekk na man xam nga de tout temps dama am cofeel goo xam ne bii bu doy bu bëree bëri ci góor gi. ba léegi fi ma nekk nii moom mooy suma wasila ci politique. du ma yeewu suba te politique tudd ma fukki yoon Abdoulaye Wade li may def lépp moo ma ko jàngal ci lu bëri ci moom laa ko xamee. alors mais politique de base comme ñi ngi ci pencum Jolof xëy na gaañ dinañ ko bëgg a xam sax ci li nga xam ne mooy Jolof geeg sa taxawaay. mi nga ñëwee pour concourir nekk pour secrétaire général parti bi alors mais am na ñu jàpp ne sax xëy na demoon nga bay bëgg a ànd ak Ablaye Niang ci parti socialiste. bi ma ñëwee effectivement boobu parenthèse la sama politique mooy les années 90. ma ñëw fekk Daouda Sow moo fa nekkoon ak Ablaye Niang ñuy xëccoo seen tendance su parti socialiste yooyu. mais xam nga circonstance politique léegi ak bu njëkk bokkut boobu abalante militant sax dafa amoon. abalante militant waaw dafa amoon ñun dañ daan abbu ñoom dañ daan abbu alors comme Daouda Sow dafa dëgëroon sama nijaay Daouda Sow te kenn mënu ko faa jëlee bon ñu bëri ñëw seet si ma il faut nga ñëw jàppale sa nijaay Ablaye parce que Ablaye su ma nijaay la et cetera ba am ñu ma bootoon ñu dem dugg ca di ko ca jàppale. ma opposé ci ak ñoom Djibo Ka ak ñoom ñii ñëpp dafa dem seen réunion di leen sëpp yu métti sax. mais bu ma demee ba ci biir ma xam ne lii bokkuma ci quoi du sama yaram nanguwoo ko benn at la ma bàyyi leen fa ñëw leen na ko tonton lii ngeen yore daal xaw ma lan la man maa ngay dellu fa ma nekkoon. maanaam socialiste seen socialiste. waaw yéen man gëwuma loolu quoi. loolu mooy parenthèse boobu. nga xam ne defoon naa ko ak tonton Ablaye Niang effectivement. alors mais bi nga génnee ci loolu tamit ci li nga xam ne moom mooy politique ci base bi tamit mais bu ñu jàppee ne xëy na jamono jooje nga gënoon a béy xel base bi mais politique de base monsieur le ministre dafa mel da ko manqué. politique de base de weesuwul nga ñëw ñu fal secrétaire général du parti Linguère 1996 ba léegi ñu def la confiance kenn contesté wu la ñuy gagné ay élections di def ay alliance comme tout le monde di gagné ay communautés rurales yëpp bañ fal la fa député nga nekk fa maire def fa 12 ans politique de base mënu koo weesu am na nag ay jamono ma nekkee directeur de cabinet Abdoulaye Wade moom xam naa distance par ak base bi parce que liggéey ak président Abdoulaye Wade amul lu ko gën a métti ci àdduna da ngay dugg fii sax oto samedi ne maa ngi dem ba Linguère toll ba Diourbel mu wala foo nekk nga ne maa ngi dem Jolof mu ne wañeekul loolu lu yàq sama base ci la bokk mais yàlla def na amoon na ay collaborateurs yoo xam ne ñu baax lañ ñu téyel ma ko léegi sax base bi léegi lañ may gën a réclamer parce que nag xam naa base Linguère bu baax a baax sax amul fu ma demut. base Jolof pour département bi la ñuy wax. waaw département laay wax bu ma nee Jolof bu ma nee Linguère kay département tax may wax. des fois mais c'est malheureux bu ma nee Linguère dañuy yaakaar ne commune Linguère laay wax man. c'est important ñu préciser peut-être gars yi rek. oui même nit ñi. bu ma nee Linguère dañuy yaakaar ne man waxuma liñ commune Linguère départ fu ma nee Linguère rek nañ nit ñi jàpp ne maa ngi ne département Linguère su may wax commune Linguère dama naan commune Linguère ñu bañ a def confusion boobu parce que dama boon ñëpp nit ñi jàppale ma nag wax dëgg yàlla dañ ma jàppale woon bu baax surtout sama mbokk alpulaar yi amoon cofeel ci man ba léegi sax fu nekk lañ may woo ñoom ma gënoon a jàppale moo tax ma dëgëroon ci département Linguère ñu yaakaar ne Abdou Sy kenn mënu ko fa woon a jëlee. alors junj nañ ko bi ñuy commencé sa digganteeg ndem si yàlla Djibo Leyti Ka tendance la woon wala ñàkk bokkoon na gis-gis ci wàllu gëm-gëm politique. ñëw ñàkk gis gëm-gëm politique woo na ma sax bi mu nekkee puissant ministre de l'intérieur. avant ñu may puissant ministre de l'intérieur woo na ma bureau def may proposition pour ma dem fekki ko ma bañ ma ne ko mënuma loolu man du ma béy PDS ma ne ko nag boo amee ay
projet de développement Linguère ñu mën cee jàpp mais politiquement c'est pas possible c'était ma conviction loo xam ne ba nga nekkee ndaw nga ci dugg boobu ba léegi mën ma ci woon a génnee noonu. moo tax ngeen doon xëccoo ay militants wala. ah oui parce que moom URD la bokk. man ma bokk PDS. yàlla dogal nag ñuy affronté wu ba moom mu ñëw dugg ci gouvernement Ablaye Wade parce que moom étudiant Ablaye Wade la woon. man bokk naa ci ñi ko jubaleeg ak président Ablaye Wade. parce que réeroo doxoon na seen diggante. 1996 biñ bunduxatalee Djibo yàlla ko yàlla yërëm. ci parti socialiste. ma ñëw ne ñu wax ma ne ñoom Djibo dañu bëgg a def parti. ma ñëw ci Ablaye Wade boobu maa doon directeur de cabinet ma ne ko góor gi man de dégg naa ne Djibo Ka dafa bëgg a créer parti mu ne tënd ba si yàgg Djibo Ka te maa laaj bala mu ciy dugg parti politique. xamoon na ne dafa métti. ma ne ko loolu da lañ décidé alors bu ñu créer parti nag. man après yi xewoon yëpp parce que politique la woon Djibo sama mag la mën naa ci wax lu bëri maag moom après dañoo amoon complicité quoi ma ne ko léegi damay dem seeti ministre d'état Djibo Ka pour ñu xool nu ngeen def ba mën a ànd benn jour 1996 ma dem fii maa ngi ko fekk sax muy waaj a ma dem këram ñu ne ma day tukki ma dem fekk ko aéroport ma waxtaan ak moom ba pare balay boobu sax fekk nañuy gisee mu ne ma woy Ablaye Maître Wade est l'organisateur des convergences au Sénégal ma ñëw ne ko Djibo de li ma wax dëgg yàlla nee na yow tu es l'organisateur des convergences kon waxtaan mën naa am te su bëgg ñu am secrétariat national bi ñu paree communiqué bi Ablaye dafa ne woon nañ ci bind Maître Wade organisateur des convergences comme ni ko Djibo Ka waxee ñu bind ko ca boo seetee ci archive PDS da nga ko ci gis ci loolu la ñu nekk di dox ba Maître Wade egg pouvoir bi mu àggee pouvoir première réunion bi ñu def fële méridien président comité directeur sama intervention ci loolu laa ko accès pour ma ànd ak Djibo Ka bon au début nit ñi xawoon na réticent et tout ça mais moom comme Ablaye Wade nit la mu jàpp loolu ci boppam ba yàlla def jamono ñëw mu ànd ak suma mag Djibo Ka bi ñu àndee nag wax dëgg yàlla mu fab ma nag def ma rakkam nag ma def ko sama mag. mais demoon ay jamono kenn ku nekk xëy na di wane ne moo ëpp doole département Linguère. non maag moom amuñ problème boobu vraiment dañ koo def ci yiw boo xam ne bi man maa nekkoon PDS maa nekkoon parti au pouvoir mais comme ñun dafa am fuñ ñu tàggat ne mag day jiitu rek topp ko bien que ñun ñoo moom suñu yëf ma nangu man ma jiital ko ba bi ñuy def élection législative 2009 def na amoon naa problème ak suma parti. sama waa parti ne dee Djibo Ka du jiite liste bi man may jiite mu topp ci ma xare ak ñoom ne leen du am ba di ndey tukki Djibo Ka laay jiital man ma topp ci ñu def noonu gagné département bi. mais ba ñu ñëwee ba ci wàllu sénateur yi tamit gis nañu ne xëy na ci département Linguère yor de moo ëppoon doole mais bi ñu dee ba am des poste bi da nga koo xëcc teg ko sa wet jël parti gis yaakaar naa moom nga defoon sénateur. non mosuñu am xëccoo ma ak moom. kon parti gisee ak bu ñu xoolee département bi URD moo la ëppoon doole ci par rapport ak PDS ci département Linguère. non dafa am ñoo xam ne président moo leen doon choisir ma choisir parti mosuma xëccoog moom bi ñu nekk yëpp mu dafa nekk sama mag dëgg parce que dañuy dem ba ku nekk découvrir sa morom ma dem dama koy seeti muy ñëw suma kër bu ma téléphoné dama Habib maa ngi ñëw ma ne ko non monsieur grand bayel ma ñëw monsieur le ministre d'État mu ne ma mukk xaru ñëw sama kër ñu toog ñu waxtaan. donc li mu nekk PDS yëpp vraiment parti pouvoir maa ngi moom amuñ benn xaar ma yàlla déggoogu mat sëkk la ñu amoon vraiment. moo tax nga ne comme homme d'état la xëy na dund na ci état. waaw moo tax ma ne homme d'état la dafa dund homme d'état dee ci homme d'état. kooku cër la boo xam ne yàlla moo koy defal nit. alors lan lañ mën a jàpp ci moom tey wala lan lañ mën a retenir Jolof wala li nga xam ne mooy Sénégal d'une manière générale tey buñ doon bëgg a fexe ba œuvre li mu liggéey tey ñu suqali ko tey naka lañ war a mën a def. Djibo amoon ay qualité yu bëri ci homme d'état d'abord discrétion mooy tëye làmmiñam. maanute xam lu bëri wax tuuti xam loo xam ne xañ na mën naa tasum réew. te mën na laa jëriñ ci politique nga xañ ko sa bopp ngir njëriñu réew ma Djibo li ma gën a neex ci moom ci Jolof pour wax leen ko tey mooy demoon nañ ba parce que léegi politique da nga ciy dugg nit ñi def xel politique gu waaso Djibo dem na ba mbokk Alpulaar mi doon ko ŋàññ ne ko yow da ngay faral wolof yi xam nga loolu qualité la ku ko roy ci Djibo Ka doo def politique gu waaso loolu Djibo Ka def na ko ba pare fi mu jaar yëpp dafa am ay nit dañ may woo temps yi
ñu bëri li ma wax ne li nga def ci Jolof yàgg Djiboka kenn defu ko fi boobu ba léegi kon mooy wane ne liggéeyal na Jolof ci jamono ñoom la ñu tolloon ak seen man-man et cetera. d'accord lu mu mérité tey ak fu mu mën a dem fu ko mos ministère fu ñu ko mos a yóbbu ministère bu mu mën a mos a dem xëcc na Jolof teg ci wetam. ak loo ko contre nangul ko loolu am na ñoo xam ne ñi ñu ngi liggéey tey di tedd bëri na ca département Linguère waxuma Sénégal département Linguère ngir yàlla ak Djiboka ku bëggoon Jolof la ak loo ko mën a reproché ba pare bëggoon na réewam yàgg défendre Sénégal fu mu mën a dem bitim réew affaires étrangères lu muy jiital mooy l'intérêt du Sénégal kooku ñëpp mën nañ ko seedal kon nag dañuy ñaan yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare aljanna lim fi béy ci njaboot ak mbokk yal na yàlla teg leen loxo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de wax dëgg yàlla nag li buñ mujj ànd naw naa ko bu baax a baax te moom it jàppoon na ma def ma magam bu baax a baax. alors militant yi fi bay tamit nag lan nga yaakaar ne ban taxawaay lañu war a mën a am ci parti bi URD wala sax ngay def ay jéego comme yow njiital parti nga léegi. loolu daal xam nga nit ki ku nekk yaa moom sa bopp moom mi ngi soog a génn àdduna yàggagul def naa ne du jekkul sax ñuy dox tànk yu mel noonu nañ bay. mais dàqoo ko. nit ñi ñoo moom seen bopp man campagne ma kenn koo xam ne kii da nga yaakaar ne da nga war a ñëw ñu ànd liggéey bismillah koo xam ne da nga yaakaar ne leen moo gën ci yow tamit bismillah parce que nit ñi kenn moomu leen kenn jëndu leen kenn mun leen a forcer man daal li nga xam ne moom laa bëgg ci Sénégal ak yaakaar ne moom laa mën a yore Sénégal ak li nga xam ne moom laa yore réew mi danaa ko wax ñëpp dégg ko. d'accord ku ci ànd nga ñëw ku ci bëgg ànd nga ñëw waaw ku ci xam ne àndaloo ci dem ñu xam ne àndaloo ci yàlla loolu la dogal. alors pencum Jolof mbokk yi ci Ferlo FM ak www.jolofactu.com ñu dalal monsieur le ministre Habib Sy monsieur le ministre tey jii li nga gëmee maître Abdoulaye Wade daanaka li ngeen jaar bëri na lool dana ñëw ci Al Amin mi nga xam ne moom itam barki Demba Ndiaye la génn àdduna ba ci porte parole bi ndax am ngeen ay relation ju ñu ko léegi bi ñu door alors mais tey jii li nga wax lépp ci maître Abdoulaye Wade xëy na gëm nga ko génn gëm goo xam ne kenn naataable ko mais tey buñ dee ba nga xam ne bi parti bi seegul demagul fenn ma nga fa nga créé sa mouvement jël sa mouvement léegi def ko parti ndax bu boobaa lan nga doon waajal mouvement bi boobu rek kon am na loo doon waajal. non waaju la mu woon loolu biñ génnee pouvoir ma gis ne dama ne nit ñi nañu nangu courant ci parti bi courant mooy tarixe ci parti bi rek moom laa waxoon. mais dañ ko bañoon. ñoom ci règlement intérieur yooyu. waaw mais man sama statut parti def naa ko ci parce que jamono day dox bi ma waxee loolu nag. ñoom ñuy xam ne ñoom ñi mbéy woon ak parti bi toog fii nangam di wax ma leen bon comme noonu la mën naa def mouvement bi mooy sama courant ci lay sukkandiku parce que dama demoon ba seet na ñu ngi may bedd ci PDS. léegi nga bëggoon fa waxee wala fooy wax. amatuma fu ma waxee ci PDS mënatuma fa dara et cetera te duma xam ne du yoon te comme suñu baay Abdoulaye di jàngal nañu de ni ñuy defee politique ma def sama ñal woowu ma nit nag. te ngeen may soog a dégg ma commencé man di wax. alors Wade moom ñaawlu woon na ko jamono jooju wala da ko rafetlu woon. non wax mos ko ñaawlu parce que. xëy na waxu ko bi ngay créé sa mouvement wala. waxuma ko sax dama koo xam naa ni muy fonctionné benn yoon rek la ñëwoon fii ci comité directeur bi ñuy wax mu ne xaw ma il faut être ay militants disciplinés mais maa ngi moom toog nañu lu jeex du xaaj léegi sax ñu ñëw ne ko Habib Sy nee na nangam bu ma ñëwee toog mu ne ma xanaa loolu ba nga koy wax ci sa mouvement bi la ma ne ko waaw mu daal di jàll noppi parce que xam na li may def noonu la. waaw bon mais nit ñi ñoo ciy dugg ci biir et cetera mosuma def reproche boobu wax dëgg yàlla. alors moo tax ma mënoon di wax di sama mouvement boobu vision pour un Sénégal nouveau bañ ne ba ci biir nag ba ñëw ci élection législative yi ma gis ñi nga xam ne ñoo ñi la dénk parti bi ñëw ci biir Jolof bëgg ma faa sewal nag loolu rek moo tax sama génn PDS aw ma benn problème ak Abdoulaye Wade benn xaar ma yàlla musul ne nii ma ne ko nii musul am. mouvement bi nga naroon a lëngoog noonu rek PDS di dem. mais ci ñoom la dépendroon parce que def naa mouvement ay Mbodj def na mouvement ñoom ñu bëri di amoon nañ sànq seen mouvement ci biir et cetera loolu da doon gën a dundal parti bi parce que am na ñoo xam ne ñi bon peut-être man lañ bëgg ànd ak ñii bëgg ànd ak ay Mbodj et cetera loolu lépp da doon dolli PDS buñ nangoon ne courant yi kay nañ xool ni ñuy defee courant yi ñu tas mouvement yi ñu def courant loolu buñ fa nekkoon boobu léegi PDS du affaiblir comme ça. mais yow PDS mi ngi nekk ci crise nga ñëw dolli crise ba parce que mouvement bi tamit kenn ku ne def mouvement fu lay def aw ñalam loolu da ngeen yokk crise PDS. waaw mais crise dafa baax ci léegi xanaa say sax crise da cee baax jëkkër ak jabar
crise da cee baax léegi-léegi mooy tax mu neex li Serigne Cheikh Tidiane Sy di wax nee na léegi li mu doon wax yàlla na yàlla yokk leeram nee na léegi ñu ne ñëw ne ma dugal ci sëy ma ne du ma ci dugg jëkkër ak jabar dañuy jàppante bu ñu dem taal cuuraay kenn du ko yëg crise foo ko fekk rek dafa baax day defar alors man créé wu ma crise PDS dama fekk amuloon crise sax ñoom ñoo def vraiment amuloon crise parce que crise mooy ñu ñëw ne par exemple contesté nañu Abdoulaye Wade kenn contesté wu ko ñu ne candidature Karim Wade dañ kenn ne néew d'accord naa ci waxuñ nu may nañ defaraat structure parti bi donc ñoom Modou Diagne Fada ñëpp loolu la ñu wax waaye loolu anu nekkee crise nga déglu leen kay ñu defaraat kan mooy nekk président fédération secrétaire général fédération xëy na nit ñi bëggatuñ Habib Sy et cetera ñu wote ñu jëlee ko fa teg keneen. alors mais li nga wax nii xëy na am na solo mais tey bu ñu gisee élection présidentielle jaar na fi 2012 alors ñu gis ne PDS ñàkk na en tant que kilifa gu mag ci PDS pourquoi pas mënu woon a wàcc def réunion de bilan au niveau départemental waxtaan ak gars yi defal leen encouragé leen mais loolu lépp xëy na dañu gis ne da nga toog fi nga toog rek ndax yow njëkku génne sa bopp ci mbir yi sax. defuma loolu de nit ñi dañuy wax rek. man du ma toog par exemple weer wala ñaari weer dem ma Linguère wax ak nit ñi. non présidentielle 2012 bi weesoo lan nga defaat ñëw toog waxtaan ak gars yi ne leen lii la xëy na. mais dem naa fa waxtaan ak bul benn du ñaar xëy na la li ñuy wax ne def xëy na dem fa ma tourné mais am na ci dëkk yoo xam ne dem naa fa xëy na nag mënu ma woon dajal ñëpp lii prouvé ne nit ñi man lañ jàppale woon ba war yeeg ñoo ànd mooy ñoom waa PDS direction bi ñu ñëwee kay Jolof wax na leen ko bi ñuy def seen restructuration parti bi yëpp ñëw nañ direction bi 19 communes ñoom Omar Sarr ñëpp ñëw ñu woo commune Linguère yëpp biñ ñëwee ñëpp benn baat mooy ñëpp ne leen ñi ci gannaaw Habib Sy loolu kay bu leen doy lan moo leen di doy. mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci gannaaw Habib Sy mais bi nga créé sa parti gisuñu leen ci de dañoo dem des ci PDS de. waaw loo ca gis élection législative. day Farba Niang rek ma jël la ko président exemple. waaw moom bokkoon na bi nga wootee ñëwoon na xëy na ba ñu yaakaar sax boo créé parti day ànd ak yow. mais dem ba ma nekkee ci biir PDS. ñoom ñëpp nee nañu woon man la ñu ànd ak ci biir PDS wax tamit dafay leer ba ma ne naa génn PDS bés ba ma koy def fukk ak juróom-benn ci fukk ak juróom-ñeenti communes yi ñëw nañu ànd ak man biñ demee ci wote député yi tim waaye gis nga la fa PDS am waay te waxoon naa leen ko yàlla mooy dogal loolu da nga koy nangul nit ki góor gi bu ne Alboury moo da wax nit da ngeen bokk fu ngeen taxane da ngeen yemu say. mais tey jii xëy na da nga xawoon a siis wala da nga xeeb ki nga xam ne ki moom lañ jiital di Abdou Thiam wala. non waaye non du c'est Abdou Thiam man pour man du problème Abdou Thiam n'est pas le problème moom dañ koo pousse rek mu ñëw du ca dara ñii nekk fii direction di. tax du ci dara. waaye yow xam naa ko Abdou Thiam sama rakk la xam naa ko ñëw na fii sama kër bu dul benn du ñaar ba muy dem di ñëw pour toog Jolof dafa dem waa Daara ne ko demal seeti Habib Sy lu mu waxuñu ko. guddi fii nga toog fii mu ñëw toog fii ci man ba mu ñëwee dama waaw man dama bëgg nangam kii parti bi ñu yëngal et cetera ma ne ko loolu de lu baax na yow sama rak nga te gis naa la yaa ngi yëngatu ci parti bi woo sama gaañu waa Daara yëpp ne leen bu Abdou Thiam ñëwee na ngeen ànd ak moom ngeen liggéey noonu la demee ba dugg foofu kon kay man ko aw ma problème ak Abdou Thiam ba mu ñëwee nag ba ci élection législative la fii gaañu pousse ko nag ba ma defee loolu nag ñu yaakaar na ñoom moom mën nañ ñu yaakaar ne Abdou Thiam mën na dal ci département bi. mais moom bi ñu ko poussé ndax wootu la xëy na ngeen bokk liggéey bi na nga ko jiite comme mooy sa mag. yow dañuy ñëw investiture rek ma gis ko mu ñëw yëkkati loxo bu ma ne bu ñu Habib Sy mu ne Abdou Thiam et cetera waaye baylu yooyu waaye. kon monsieur le ministre kon moom li mu doon wax gan ci yow ak moom li mu def bokkul. parce que comme bu fekkee ne dañ ko def investir def ko tête de liste mu yëkkati loxo di bàkku kon ak li mu doon waxtaanee yow fi bokkul. bañ ko investir ñoom. déggatuma ko ñoom jël seen décision ne moom nañ fay def ma ne leen boom comme noonu la te ngeen maa bëgg a sewal ci département Linguère mënoon ngeen ne ma sax yéen waa direction dañ faa bëgg a def Abdou Thiam parce que defal ngeen ko ñeneen ma waxtaan ci ak yéen. mais du ñàkk ne tàggu nañu Abdou Thiam mais lu tax Abdou Thiam moom itam yëgalu la comme ñëwoon na fi wax ak yow. waaye du ca responsable moom xam naa man nu PDS di doxee ñoom ñoo ko fa teg bañ ko fay teg te xam ne du waruñ ko faa teg ñu woo ma Omar Sarr man na maa woo ne Habib man de dañuy am problème est-ce que doo ñu may Linguère ñu def ci Abdou Thiam nangam nga jàppale ko mais loolu xëy na duma ko bañ. mais c'est vrai kon ni nga ko tuddee humiliation c'est vrai hein parce que. dañ ma bëggoon a humilier te mënuñu maa humilier dama ko nangu sax. moo ko nangu. alors moo tax nga woote appel boycott nga wax wala ñan nga wax ñu wooteel. dama ne wooteel leen ku leen neex ba moom mooy liste PDS. kon appel mi ngi ci kon. ñu wooteel appel kon sax ku nekk fu la neex. am na sama militant yu bëri dañu wooteel APR. parce que ñi dañ na APR xëy na lañ wax. kon xëy na ñu bëri dañu wooteel APR ñi wooteel Khalifa Sall. fa ma bokkoon kay tañ bëgg maa sewal ñoom ñoo fa amul dara.
te loolu mën nañ koo moytu. appel boobu daal nga lancé yow daal na ñëpp am ndam ba mu. PDS ba mooy ñi ma bëgg a sewal bëgg maa tuuti ñooñu daal bu leen woteel ñu wane nag ñu xam ak lan laa représenté ci Jolof ak ñoom la ñu représenté ci Jolof. mais bu ñu jàppee ne xëy na appel boobu la wax nga ko rek mais amul benn effet. am na effet kay. PDS gi xanaa gisoo seen résultats yi it boo ko gisee xam ne am na résultat Khalifa Sall leen faraw junniy yoon alors quand même kooku koy jëloon ay werante. mais Ndeye Farma Niang lu tax àndut ak yow ci parti bi. loolu nag xaw ma ko nag dama nga laaj ko militante la elle est ku nekk libre nga forcé wu ba kenn ñi ma bokk ak ndey bay mën nañoo bañ a ànd ak man c'est le problème du benn problème. mais du xëy na Jama Seck ngeen tegoon ci moom ay jamono ci kawam xëy na. mosuñoo teg Jama ci kawam jamais Ndeye Far moom mosu jiitu Jama topp ci Jama sax topp ci woon Jama nekkuloon responsable adjoint même des femmes Ndeye Far moo jiitoon moo nekkoon responsable des femmes département ba fii ñu nekk nii moom mooy ci waa PDS moom mooy responsable amul benn problème de. mais au niveau local ba tey yaa ngi jàpp li nga jàppoon ci li nga xam ne mooy sa base ba tey yaa ngi koy liggéey. ba léegi de base ba moom ma nga fa élection législative yi moom laa la wax wane na ko ña ma contrôle ca PDS boo demee nga xool seen résultat te waxoon naa leen ko. yaa ngi si base ba tey. waaye yow man Jolof rek la am sama parti bi ossature parti espoir modernité Jolof mooy yuq bi mooy base bi man kay déggoo li ma la wax. xam nga man bi may nekk fii Dakar di militer man maa naroon njëkk nekk responsable PDS Parcelles Assainies waa PDS Parcelles Assainies yëpp dajaloo ñëw ne ma ñëw la ñuy jiital ñii fi wax ñëpp maa leen fi jiitu ñoom Mbaye Ndiaye ak Lamine Ba ak Moussa Sy ak maa leen fa jiitu junni yoon ma ne leen lu ma Jolof mayit bëgguma ko loolu moo tax ma ñëw ca base ba man lu ma am Jolof laa koy yóbbu. alors d'accord mais kañ nga sentir directement ne da nga sa mouvement bi da nga ko war a nag soppa ñi def ko parti. ci élection législative yi bañ ma jéemee sewal ma leen léegi li nit ñi def mën naa ko danaa defar parti politique na ñëpp boobu laa xalaat ma ne mouvement bi sax dama koy di changer tur bi def ko beneen tur boobu laa ko décidé. lu tax nga changé ko kon ni nga xalaatee woon wala ni nga tuddee parti bi moo gën a diis li nga xam ne mooy mouvement bi wala. xam nga yooyu politique la politique day bëgg lu bees nouveauté waa PDS waxoon naa la ñu changer seen tur bi dégguñu ma. changé woon nañ ko fi sax un jour Ablaye tuddee woon na ko PDSL. parti démocratique libéral bañ commencé imprimer ay carte pour jaay ko après ñu bàyyi ko politique moo mel noonu dalaa gisoo temps ngi Senghor day BDS après mu def UPS après parti socialiste et cetera loolu mooy politique. alors mais gisuñ na xëy na yeesal bi nga defoon bi yàgg Modou Diagne Fada sa xarit. sama rakk dafa sàcc sama yeesal bi ba pare dem ne aw ma parti politique waaye léegi ma bàyyee ko Modou Diagne Fada. alors mais tey jii bi nga def nii nga xam ne espoir la modernité yaakaaru askan wi bu boobaa tey boo ñu doon wax xalaat bi fu mu jógee ak lan moo tax nga jël tur wi ni mel loo ñuy wax. dama gis ne yaakaar dafa xaw a ñàkk ci réew mi depuis alternance su waa bokk yaakaar nekk fi dañ ne bokk yaakaar far yaakaar gën a ñàkk ci réew mi rawatina ci ndaw ñi ba am ay xalaat yoo xam ne jëmale ko ci ndaw yi ak réew mi. ma ne daal dama bëgg a dundalaat yaakaar moo tax ma tuddee ko yaakaar modernité mën nga ko wax ne yeesal la rek ci tubaab parce que jamono day dox il faut que yu bëri ñu koy def ci wàllu politique ñu moderniser suñu parti politique. boo gisee samay statut yi ni nga xam ne moom lañ ko tëralee ñun suñu parti nga xam ne am na modernité bu baax moo tax mu tuddee ko loolu lépp boo ko dajalee nag ma ne lii mën naa nekk yaakaaru Sénégal yaakaaru réew mi. mais xëy na tamit nag duñu yaakaar ne parti boo xam ne parti pantré wala télécentre comme ni koy gaañ faral di waxee parce que Habib Sy rek lañ ciy dégg guma. xam nga amaguma récépissé maa ngi fi yore ay kàngam yoo xam ne yi xam nañ te bu ma jógee def naa ay ancien ministre sax danañ ci bokk yoo xam ne ci PDS la ñu nekkoon alors su ma jógee da ngeen xam ne jóg naa te xam naa jóg naa. gis ngeen ne temps yi gaa ñi wax jaxal nañ réew mi tuuti suñ parti bi te ñun ay parti xalaat lañ nekkoñ fii saaga ak xastanteek tuumaal ak et cetera dañuy génne ay xalaat yoo xam ne mooy jëriñ réew mi bañ génnee suñu xalaat tamit gis nga Sénégal yëpp barki dem ba léegi ci loolu la ñu nekk te ñun ci loolu la ñuy sax te loolu mooy tax nga am waa PDS àndu ci si kàddu Babacar Gaye non xam nga mooy sa pacte populaire bi nga bëgg wax nii waa lii jàng naa li ñu wax Babacar soit dama expliqué wul baax wala moom moo déggu lu ma wax def na ñoom am nañ benn coalition buñ tas coalition def beneen pôle man waxuma loolu seen coalition boobu nañ ko yaatal ñeneen dugg ci ñu def ci pacte n'est-ce pas man waxuma ñu tas seen coalition de ñii wax bokk gis-gis ñoo ne bokk gis ànduñ ci waxuñ loolu boole régional bi Moussa Diakhaté daf ne ñoom d'accord nañ ci Pape Diop lu mu bind xaatim ko nangu na yóbbu ko ca notaire léegi benn point rek la am jiixi jaaxa mooy candidat unique bi ma wax
ma woo ko ne ko yow yokk nga sama xel parce que mën nañoo def sax ñu ne ñaar wala ñetti candidature mooy am ci pacte bi bu ñu demee ba deuxième tour ki nga xam ne moo ci jiitu ñu jàppale ko def naa loolu sax moo gën voilà. alors mais tey jii sa candidature bi nga xam ne bi yaa ngi ko doon annoncé 2019 ba tey yaa ngi koy tenir. jiite réew mi laa bëgg nekk président du Sénégal parce que man jàpp naa ne Macky Sall maa ko dàq yor réew mi jàpp naa ne tim bu ma yoree réew mi ñi wax Abdoulaye Wade li mu fi def kenn du ko fi def danaa def lu ëpp Abdoulaye Wade def bu ma ko gëmuloon ci sama bopp du ma laaj réew mi. te bu war nga am ndimbalam xëy na du mel ni maître Abdoulaye Wade mi yéen ñëpp ngeen ay doomam ngeen waaye moog Wade mu neexawuñ. man bis ma nekkee président de la république danaa ko sargal lu ko kenn mësul a sargal ci àdduna parce que warul jeexal politique nii parce que li mu defal Sénégal defal ko démocratie defal ko ngir nit ñi moom seen bopp liberté defal ko Afrique ci lu ma fekkee lu ma xam lu bëree bëri góor gi warul génnee noonu ci politique. alors mais au niveau départemental parce que li ñu cëraloon ci waxtu léegi mu jeex monsieur le ministre d'État Habib Sy alors tey jii bu ñu demee ba na xëy na lépp loo xam ne maître Abdoulaye faloon na ko ci doomu Jolof tey bu ñuy xool président Macky Sall ëppal na ko ndax fal na lu ëpp loolu ci député yi rek moo wujj. lan la fa fal lu ëpp. député yi rek ñaata député la ñu am ñeent daanaka. loolu yàgg na am Jolof daan am juróomi député Jolof daan am ñaari ministre maa ngi jëbokam ministre d'État la ñu woon am ay député am ay sénateur am conseil économique amagu fa. li ñu faloon directeurs yi généraux du jeex du xaaj directeurs yi duñ fa jeex du xaaj yoo xam ne ñoo leen doon nommé ci nguuru Abdoulaye Wade ñii nekk secrétaire général du adjoint du gouvernement lépp amoon na ci jamonoy Abdoulaye Wade ci Jolof. dafa wàññeeku kay dafa Macky Sall da koo wàññi. loolu en terme de réalisation par exemple tamit ndax da ngay jàpp ne maître Abdoulaye Wade président Macky Sall jotu ko ba tey ci département bi. daf ko mën a jot lu mu fa def rek. maa ngi koy wax ñoom xam nañ ko ba tali yi ñu def Jolof sama projet la déggoon ngeen may wax toujours nen damay bokk sama benn émission en tout cas Touba Daara Linguère yooyu yëpp amul li ñu fa indi lu bees. monsieur le ministre bu nekkee sa projet tamit nag mais état continuité la. waaw mais d'accord nañ état continuité la. waaw mais comme ñoom bu ñu ko defee gën ñoom la ñu war a gàcc ngalaam non wala. ah ñun duñu wax gàcce ngaama gërëm ñu. mais somme rek. ban somme parce que ñun buñ fa nekkoon nañ koy def continuer ko xam nañ ko yàlla moo dogal suñu niñ ne ko suñu nguur jeex ñoom kay liñ leen doon nawe moo ñu ñëw indi ay xalaat yu bees ne lii lu bees la ñun ñu leen ko defal ko Sénégal defal ko Jolof mais loolu moo amul boobu ba léegi waxuma de liñ def ba dara baaxu ci de man duma loolu de loolu dafa baax nga ñëw continuer mënoon nañ bañ ko def par exemple mais buñ ko defee dañ naan alhamdulilah rabbil alamin li may wax toujours kenn mënul def lépp da ngay am sa aye def jógee fa keneen def man li may ñaan yàlla toujours wax naa leen ko ñoom ñëpp su ma ñëwee aye def ba pare ñi topp sama gannaaw def lu ëpp li Habib Sy def bu ko defee rek Jolof jëm kanam. lan ma bloqué woon yoon woowu nga xam ne amoon ngeen nëbb pour matal ko mooy Touba jaar Daara ba Linguère. tu sais Matam également. man maa demal sama bopp bëgg ko wet ànd ak waa ATR mu négocier affaire boobu mais procédure yi dafay yàgg moo tax boo déggee nit ñi léegi di laaj tali nañ ma defal tali léegi duñ xam nan la demee ma ne leen defar tali ak togg soom bi bokkut loolu tamit da nga koy reconnaître état parce que état Sénégal amul doole bu muy defelee loolu day dem ci bu tuuti ci budget dem seeti bitim réew ñooñu bala la ñuy defar affaire yi seen conseil d'administration réunir at mi ne la beneen conseil bi ñu ngi koy def at sàngam d'accord nañ ci mais il faut que ñu def lii signature yi nangam dafa bëri ay ci biir ba buñ la diggee bala ñu koy def da nga ñëw fekk tali ba sax dara dootu ca des loolu Abdoulaye da koo kaas bay bëgg a dee fu nekk dem na fa te ku defar tali ci waxuma Sénégal ku defar tali ci Afrique na nga ko gërëmee Abdoulaye Wade man lu ma xam la parce que tubaab yi mosu ñoo nangu ñu ne infrastructure day jëmale réew Afrique kanam Abdoulaye Wade moo ñëw xam ne lii tubaab bi dañuy nax mu sóobu ko nag amul benn chef d'état Afrique koo xam ne ñemoon naa jóg di tudd infrastructure ba ka Union européenne tubaab bi di nangul maa ngi moom ñoo ànd Barroso moo doon président de la commission européenne maa ngi moom rek ci avion bi ñu dem reer yàlla ñun ñett rek yàlla moo ñu ñeenta ci guddi googu la ko convaincre ba waa Europe tubaab yi nangu ne defar ay tali day jëmale réew kenn kanam soog koy bind président africain yëpp soog koy ñeme di ko def foo dem tey ñu ngi def ay autoroute di def ay pont di def ay et cetera grâce à Abdoulaye Wade nañ ko reconnaître. alors moo tax barki Dembo Ndiaye ci li nga xam ne moom mooy assise économique yu MEDES mouvement des entreprises du Sénégal ñu ngi doon waxtaanee ndax wàllu infrastructure mën nañ si sukkandiku ba am wàllu yokkute loolu sax d'ailleurs boo xoolee président Macky Sall ci ndaje bi ñu mujj def rek ci Diamniadio rafetlu na ko kon mu wari na infrastructure yu am solo la mais ginnaaw loolu tim ci li nga xam ne moom mooy Jolof sa mébét forage yi ñoom daanaka ñu ngi koy bàkkoo fa nii de yow nag boo waxee ñu ne yow itam am nga loo def waaye ñoom itam daanaka joggati ni la de. waaw mais enfin joggati wuñu sax mais c'est bien bu ñu fa defoon benn forage sax ba tane na
mais wóor na ma man li ma def ci forage defuñu ko mais c'est pas grave. mais non ay juróom fukki forage yow fanweer ak. yaa fa gis juróom fukki forage yu ñu def. ñoom loolu la ñu wax seen bilan. ay wax la rek boo demee nit ñaa ngay bëgg a dee ak mar ba tey def nañ te secret c'est bien baax na waxuma li ñu def baaxul de mais da nit da ngay xam li ngay wax et cetera bon boo ñëwee ne def nga juróom fukki forage ñu laaj la juróom fukki forage. fu mu nekk loolu moom xam naa danaa jël benn temps bu ko defee ma wër xool ñax seen forage fa mu toll ndax monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mos nañ see waxtaan mu koy bàkko alors Aly Ngouille Ndiaye tu es ministre de l'intérieur. waaw mooy man kay woo naa ko sax maa ngi moom jokkaruñ sama rakk la ñaanal naa ko yàlla jàppale may ko ci ndam fa mu nekk. mais monsieur le ministre nan nga koy defee rakk te moom chaque fois gis naa mu la doon bàkk benn yoon ñëwal fekk suñu APR ba pare nga ne sa rakk nga ba pare di ko wax si émission te doo dem. waaw mais dañoo bokk jëm politique man de sama rakk la kooku mënuma ci dara mais nag moom ak moom bokkuñu politique su ma fekkoon ne gëm naa ci ñoom seen politique bi ñu nekk kay ma jël sama téléphone woo sama rakk Macky Sall ne ko maa ngi ñëw. mën nga ko def directement nii. dama yaakaar rek président de la république nag yaakaar naa ne maa moom seq nañ loo xam ne su ma ko wooyee dana ma kii. dana ma nay PDS bi lu seq gën ko. waaw Macky wax dëgg yàlla ay relation yu rafet lañ amoon ba ci léegi nii ba ci jamono ji ma koy wax toujours bi sama doom amee fii problème def accident maa ngi opposition mi ngi pouvoir ba mu ko yëgee ma wax ko moom ma jox lu ma dem fajee ko France mais loolu lu ñu seq la ma ak moom du wàllu politique. alors mais kon tey jii ñi naan xëy na vision dafa des ba tey ci réew mi loolu ngay jàppoo la. waaw jàpp naa ne politique am ak ni mu yoree réew mi des na lu bare loo xam ne war nañ ko jubbanti moo tax sama maas gi di laaj ay réew mi parce que man boo gisee def naa projet de société wax naa dama bind ci kayit du ma wax rek di sànni ne bu ma yoree réew mi nii laa koy doxalee secteur bu nekk may lii ak lii laa fay def tu comprends mais ñoom nag seen doxalin wax dëgg yàlla fi mu nekk des na daal parce que nit ñi sonn nañu Sénégal ñëpp a sonn ku nekk la nga mënoon daaw mënuloo ko ren loolu mooy mébét mi réew kay la nga mënoon daaw bu ren ñëwee dafa war a yokk nag ñu ne réew maa ngi xaw a naat jëm kanam mais foo lal ñu ngay métti mooy baykat bi muy sàmmkat bi muy étudiant bi muy journaliste bi ñun ñëpp ñu sonn xaalis amut réew nag boo amul xaalis di dox loo ci mën a dégg réew xaalis a ko yore bu fekkee ne boo yeewoo sa poos bi dara nekku ci boo feebaree mënoo faju bu baax sa doom mi mënuñu jàng bu baax baykat yi bu ñu bayee amuñ ñu ko jaayee wala prix ba baaxut sàmmkat yi amuñ lu ñu jox seen jur gi mu lekk bu baax ñu mën a jaay seen i nag ak seen i xar seen bu baax et cetera amoo tali yu baax amoo ndox mu doy et cetera yooyu bu fekkee ne dafay sax toujours ci réew mi di gën a métti mais dañuy wax ne président Macky Sall ni mu yoree réew mi baaxut. alors ñetti minutes moo ñu dese monsieur le ministre si pencum Jolof alors Aly Ngouille Ndiaye ni ñu ko falee ministre de l'intérieur ak coow li ci amoon lépp ñu doon diingat lu jëm ci ministre de l'intérieur ba mu bokk ci parti alors tey jii da nga yaakaar saafara la wala ba tey la woon fa woon. moom yëf yi moom xam nga moo ci wàllu politique moo Abdoulaye Daouda Diallo même chose la Abdoulaye Daouda Diallo dafa nekkoon responsable APR nekk maire yore ministre intérieur Aly Ngouille nekk maire de Linguère nekk ministre intérieur ba pare ñu bëgg koo dénk suñu élection waaye loolu xel mënu ko nangu nañu waxante dëgg waaye problème bi kon dara jógu fi changé dara la président Macky Sall changé wut. alors ñii xalaat nga dem fekki Aly Ngouille ngeen bokk parti au pouvoir dul moom xalaat bu yàgg la. bon xam nga politique moom. kenn xamul yéen journalistes yi yéen ñu wax bu leen wax déet lay xew ëllëg man xaw ma ko yàlla moo ko xam pour le moment daal maa ngi fi ma nekk def naa sama parti maa ngi koy taxawal di wax di jëf te damaa bëgg a jiite réew mi waaw. alors def nga ay proposition mais xam naa d'une manière générale mais Jolof tey sa parti bi ak ni nga bëgg a nekkee candidat pour jiite réew mi lan nga leen proposé donc ne am na loo ca defoon léegi jamono ji wala lan moo nekkoon sa mébét si Jolof ba tey matuloo ko. Jolof moom dama leen di defal programme mais boo nekkee président de la république mënoo ne da ngay bedd rek def sa réew sa dëkk bay parce que Jolof rek mënuñ maa fal ak lu ma leen bëgg ak lu ñu ma bëgg moom rek mënuñ maa fal de Sénégal ñoo may fal ba ma faloo dama naan wax santuma si santuma Jóob santuma Njaay Jolof laa sant bis bu ma yoree Sénégal dama naan santuma Jolof santuma Kajoor santuma Bawol Sénégal laa sant nit ñi xam ko. di ko doxalee. waaw di ko doxalee nag loolu mooy indi équité ci réew. parce que am na loo xam ne boo ko doxalee rek te boole woo ci intelligence du sotti mais bi ma nekkee ministre tim amoon naa am xel moo xam ne mënoon naa di ñot di indi Jolof
damay benn exemple rek laay jël mooy centre CRZ maa ko dundalaat 2 milliards xam nga fu ñu ko jëmee woon Sangalkam maa ko foqor ñi ndànk yóbbu ko daara loolu ay feem la yoo xam ne yi boo nekkee ci nguur da nga koy aman te du la yàqal sa diggante ak ñeneen ñi. à part CRZ au niveau de Daara comme Linguère moom la nga fa def nga ko fa. defuma 2 milliards Linguère commune Linguère defuma 2 milliards centre CRZ Daara yi xam ngeen importance yi mu toll parce que dafa demoon ba dee wet fii mu nekk dañuy defar sax ay projet bi li ñu ci doon def waroon nañu def ay vaccin di ko jaay sax ba Belgique loolu amul commune de Linguère. ma ñëw changé aussi boo demee ndoxum daara ba tuyaux yooyu yu fa nekkoon presque yëpp laa changé et cetera mais def fa 2 milliards rek pour mu dundaat parce que daara élevage moo ko yore ñu am fa ay fas race yoo xam ne yu bees lañ am fa ay nag yoo xam ne race yu bees la tey boo demee loolu moo nekk centre CRZ daara mi ngi dundal Sénégal yu bëri. da ciy daral gi également. loolu lépp ñoo ànd. 2 milliards du caaxaan ne defuma ko fenn ci Jolof daara dong laa ko def. boo kon président Daoud wax ne da nga daa biral foofu cër. boole nañ ma ak moom. maître Abdoulaye Wade. oui boole nañ ma ak moom parce que dama daan def ministère bu ma jaar rek Jolof yu ma fekk ma nommé leen ay directeur waa parti bi dem bi seetlu si yaa ngi dem Abdoulaye Wade ne ko daal Habib Sy mii daal foo ko yóbbu rek moom du nommé kenn lu may Jolof yi lay nommé. am na yoo ma bëggul wax sax am na ay dernière nomination ay Jolof dama ko bëggoon def président bloqué ko ne ma yow nee nañ bàyyi waa Jolof rek ngay nommé mais yàlla moom ma def loolu xaw ma nattu la xaw ma lan ci Jolof regretté ma ci dara parce que li mag ñi wax rëdd wi rek fii des dañuy ñaan yàlla na rëdd yu rafet. d'accord kon ñu bay la nga tàggoog ñi ñu doon déglu ci li nga xam ne mooy Ferlo FM Daara ak Jolof Actu. maa ngi leen di nuyu waa Ferlo rajo boo xam ne xam naa ko di nuyu waa Jolof Actu di nuyu su mbokk yi fa dëkk yëpp di leen wax ne créé naa léegi taxawal naa parti bi mi ngi tudd parti espoir et modernité muy PM yaakaaru réew mi di ñaan waa Jolof yëpp ñu ñëw jàppale ñu ci ndaxte seen parti la ñu wuti réew mi defar Sénégal defal Jolof defal ndaw ñi defal baykat yi defal sàmmkat yi Sénégal gën a naat te yaakaar nañ ne bu ñu yàlla joxee réew mi loolu mën nañ koo def bu baax a baax man daal mébét bi may am daal mooy ñu ana président de la république ñu ne ma ngay yeewoo Jolof loolu daal moom antenne ma daal la ñuy wax parce que am na ñu nekk président moo des yàlla ñu ko yàlla jox waaye mais nag pour yàlla jox ñu ko tim dañuy wax ne xaw ma ni ko wolof yi waxee ti sax mbay ci sa weewu sànq ak xaw ma lan na ci sa fekk borom dimbali moom ndimbal na ca fekk borom mooy waa Jolof ñoo ci war a taxaw Macky Sall bi ñu génnee PDS waa Fatick yëpp taxaw jàppale ko waaye toog nga 6 mois demul Fatick di wër Sénégal waa Fatick kenn bronché wul ne kii suñ doom la nañ ko jàppale kon nag bu ñu wax ne gisuñu ma rek buñ ma jàppale tey buñ ma gisul la ñu war a gën a jàppale ci li nga xam ne moom laa nekk looloo tax Macky Sall di jël réew mi nañ ma jàppale ma ni ma jël réew mi. d'accord jàppale Aly Ngouille tamit jàppale la. waaw sama rek Aly Ngouille moom dana ma jàppale xam naa ne moom bu ma nekkee moom ma ko waxoon de. nee na bu ma nekkee candidat man lay jàppale léegi nag maa ngi koy déglu ba xam nekk na ministre de l'intérieur d'abord na ma jox sama récépissé ma joxee sama récépissé ba pare na ñëw jàppale ma pour ma nekk président de la république. mbokk yi mu ngoog mu nekkoon seen émission pencum Jolof ñu daloon ci Habib Sy ministre d'État waaye moom ci boppam moo rek daal di jiite parti bi ñu duppee espoir et modernité yaakaaru réew mi ci seen émission pencum Jolof ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi Dame Ndiaye moo nekkoon ci kaddu gi ñu ngi leen di jox dox daje beneen gaaw ak beneen gan jàmm ak jàmm